ñoo ngi ñëwaat fii tey di leen nuyu ci suñu émission enquête sur ñu ñëw nag seet si kii nga xamante ne moom mooy journaliste bi di Ndiaye Doss ñu ñëw bëgg waxtaan ak moom ci loolu nga xamante ne moom moo soxal actualité jëm ci mbirum journaliste boobu di Adama Gaye wante aussi tamit ku ci mel ni activiste bii di Guy Marius Sagna wante balaa ñoo dugg si waxtaan bi dañuy bàyyi Ndiaye Doss moom mu nuyu ak internet enquête 221.com. waaw jërëjëf maa ngi nuyu internet yu enquête 221 di leen nuyu yow di nuyu it ñi nga àndal ci liggéey bi waaw. voilà Ndiaye ñu ñëw tey di nga xamante ne moom moo lëmbee réew ma fan yëpp moom mooy mbirum Adama Gaye boobu di journaliste bi nga xamante ne dañ ko tëj si ay propos yoo xamante ne bindoon na ko mu mel ni lu si mel ni tamit dal na kii di Guy Marius Sagna bu ñu jëloon ko daal di koy làkk jant bi tout d'abord li ñu bëggoon xam moom mooy lan moom mooy activiste. waaw mais activiste mooy quelqu'un ku jóg rek di défendre benn cause bien déterminée c'est-à-dire ñun ñëpp ay activistes la parce que ku ci nekk rek ci yoon wi nga xamante ni moom nga jël ak la ngay défendre xam nga loolu la tubaab bi di duppee activiste mooy par exemple man maa ngi défendre ni le bas peuple dañu war a am ay information yu wér te wóor inégalité sociale bi nga xamante ni moom moo am ci Sénégal nañu fexe ba gap bi ñu combler ko yéen ñi nga xamante ni aussi yéen a ngi fexe xale yi mënul joti ci télévision yi parce que seen yaay yi dañ leen koy tere wala nangam ñoom seen portable xam nga di ci mën a suivre yenn actualité yi xam nga ngeen gis leen loo xamante ni tegul ci yoon xam nga ngeen bëgg redresser la pente donc nous sommes tous des activistes ku ci nekk rek selon yow degré bi nga xamante ni moom ngay demee ci lu bari quoi mais la vie éternel combat la donc te qui dit combat dit vouloir redresser quelque chose et je pense que activisme moom loolu kese la quoi nit ñi ñoo ko diisal rek mais loolu kese la. est-ce que loolu aussi tamit may na leen ku ci nekk mu wax li nga bëgg a wax ci ni mu la neexee. xam nga constitution bu Sénégal moo may Sénégalais bi mu wax xalaatam ca anam ga ma ko soobee waaye mu teg ko ci ay teggin constitution bu Sénégal may na bépp doomu sénégalais boo nga xamante ni am nga xalaat ci biir nga wax xalaat boobu mais boo koy wax nag da nga koy wax ci ay teggin c'est-à-dire doo ci ñàkkee war ma kenn doo ci offensé kenn maanaam pour nit gis ci boppam amul problème parce que kenn mënta am unanimité mais liberté de ton et d'expression am na ci Sénégal mais nag du je m'en foutisme c'est-à-dire lépp da nga koy wax mais da nga koy teg ci yoon parce que dafa am ay charte yoo xamante ni ñoom ñoo ko encadré. mu mel ni kii nga xamante ne mooy journaliste boobu di Adama Gaye keroog bi ñu ko jàppee ba tey coow li bëri na loolu ban jàngat nga am ci propos yi nga xam ne moom la bind ak jàpp bi ñu ko teg loxo. xam nga métier du journalisme dafa am ay risques les risques du métier et quand tu es engagé ce degré d'engagement day dem ba lu nekk mën na la fekk ci métier bi xam nga même lii may commencé di wax nii sax ci biir question yi mën naa ci di tontu boo nga xamante ni bu ngeen publier affaire yi ngeen dégg ne Doss enquête 221 lam fa wax moo tax ñu ne ko ciix yóbbu parce que en fait dafa am benn degré d'engagement boo xamante ne day am ci doomu aadama et puis bu fekkente ni tu es dans un pays boo nga xamante ni tu penses que les dirigeants dañuy bafouer le vécu quotidien sénégalais tu as le droit le devoir et l'obligation de te prononcer façon ba ngay prononcer nag loolu mooy problème et je pense que tout un chacun a le droit bu gisee loo xamante ni jàpp na ni doxul ci réew mu wax mbiru pétrole mbiru gaz mbiru par exemple président li fi diggoon entre deux tours te defu ko ainsi de suite def na ko li mu def la mu waroon a defu ko c'est-à-dire yooyu yëpp nit ki moom mooy am benn jàngat boo xamante ni daf koy def par rapport à une chose bien déterminée ak xalaat ba mu ca am lu jëm na ci mbiru Adama Gaye nekkul lu bees ci Sénégal la
nekkul lu bees parce que même régime Abdou Diouf régime Senghor fa laa njëkkee régime Abdou Diouf am na ay nit yoo xamante ni tey nañu leen ci ay offense chef de l'état wala nangam régime Abdoulaye Wade am na ci ay journalistes yu bari yoo xamante ni wóor woon nañu leen division des investigations criminelles Souleymane Jules Diop te ñu njëkk a wóor division des investigations criminelles ci la bokk Mame Less Camara wóoroon nañ ko division des investigations criminelles Léopold Tamba wóoroon nañ ko division des investigations criminelles c'est-à-dire mën naa laa limal ay journalistes yu bari yoo xamante ni wóoru nañu leen par rapport ak benn wax bu ñu wax boo xamante ni jàpp nañu ni mën naa indi tiitaange xam nga ñu dañuy jàpp ni fausse alerte la fausse alerte mooy lan c'est-à-dire en fait ñun dafa am ay mots yoo xam ne nit ñi dañ ci jouer sans pour autant que ñu leeralal ñu quand on dit lii fausse alerte la Léopold Tamba wóoru nañ ko parce que liñ doon wax ci mbiru Casamance lañ doon wax avec la rébellion ñu ne non affaire boobu kenn dootu ci waxati parce que président Abdoulaye Wade daf ko tere voté nañu sax loi bi nangam quelque temps après moom ay attaques et pourtant Léopold Tamba waxoon na ni bu ñu moytuwul ay attaques dina am foofu ñu ne fausse alerte la woo ko division des investigations criminelles c'était en 2006 ou 2007 la ca topp ñu xam nañ ko bërki Demba Ndiaye Félix Rizal waxoon na fi Ebola am na Sénégal ñu ne fausse alerte la taaj ko une semaine xaw ma jugé ko après bàyyi ko quelque temps après ñu gis ni am na benn cas Ebola boo xamante ne am na ci Sénégal Guy Marius Sagna ñu ne fausse alerte la xaw ma affaire terrorisme ak nangam c'est-à-dire suñu ñi li ñuy jiite ñun dañuy jël waxi Sénégal yi avec des pincettes alors que bu Sénégalais bi waxee war nañ ci mën a bàyyi xel les Français sont venus ici wax seen wax joojee ci affaire terrorisme ak nangam kenn waxu leen dara kii nekk Sénégalais bëgg réewam di xeex pour réewam wax ñu ne ko fausse alerte y a un problème c'est-à-dire man dama xàmmeetu sama réew samay dirigeant xàmmeetuma leen. mais est-ce que loolu aussi tamit wanewul ni li tubaab bi di tuddee liberté d'expression est-ce que réellement am na Sénégal. non liberté d'expression am na Sénégal man dama koy xool sama bopp rek man lu ma neex lay wax boo dégloo Actunet lu ma neex lay wax mais nag dama koy teg ci yoon lu ma neex lay wax de mais dama koy teg ci yoon mais def naa Gambie gii rek ci jamono Yaya Jammeh am benn wax bu ma fa wax mais man benn gendarme moo ñëw fekk ma fi ma taxaw am de tenue la ko gendarme comme xam ñoom seen tenue moom mooy loolu mu fekk ma taxaw mu ne mu wax la keneen ki ma àndaloon ci soose ni ko kii na daw génn Gambie parce que nit ñaa ngi koy seet xam nañ ñi dugg na Gambie xam nga ma daw génn fekk maa dem Ziguinchor bi may retourné jëluma oto bi de avion laa jël génn dem xam nga c'est parce que Yaya Jammeh dafa xasoon président Macky Sall ni président Ousmane ñàpp la boobu mi ngi doon def benn meeting fële ca Baara bi ma déggee affaire bi ma xas Yaya Jammeh ma ni Yaya Jammeh c'est le fou de Banjul xam nga mais yooyu yëpp bu ñu xoolee Sénégal liberté d'expression dafa nekk très en avance par rapport ak yeneen réew yi mais nag dañ ko encadré wu liberté d'expression bi dañ ko encadré wu xam nga mënoon nañ ko encadré ba nga xamante ni képp kuy wax rek dina xam ni man kat lii waruma fa passé fii laa war a mën a yem. mais grand bu ñu waxee liberté est-ce que tamit liberté jarati nañu di ko encadré parce que moom mooy nit ki lu mu xalaat mu wax lu ko neex mu wax. mais bu doon loolu kon adduna du tukki liberté am na ñoo xamante ni bu ñu toogee gis benn xilifa seen xel li ci nekk mooy saaga kilifa bi loolu liberté la. et pourtant mi ngi am sur le net ñu ngi saaga kilifa yi. waaw mais dama ni la gis nga net bi dañu war a xoolaat xam man internet man dama yàlla dimbali gën maa jàppale moi je refuse la modernité xam nga man ay WhatsApp ak ay Facebook ak ay kii yëpp aw ma ko jéem moo ko sax toppatoo parfois nii dañ naan ma gis nañ nga bind dara man leen man binduma tous man xaw ay WhatsApp ak ay yëg affaire yëpp man jéem moo ko sax gérer parce que en fait ku ci nekk da ngay am
c'est-à-dire sa liggéey dina la permettre de nekk en phase ak l'évolution xam nga man nekk naa en phase ak ni àdduna bi di doxee tey am lu ma ëmb ci àdduna bi parce que damay gëstu mais am na yenn yoo xamante ne man dama ko joobaleel sama bopp parce que un président de la République c'est un président de la République dañ ko war a wekk dañ ko war a warmaan dañ ko war a sutural ak nu mu mën a mel c'est un président de la République xam nga moo tax même bu fekkente ni dañ di liberté d'expression yow sa liberté mi ngi yem fi liberté ñeneen ñi commencé tey ak lu ma am liberté am na wax yoo xamante ni danaa ko jombaleel sama bopp maanaam gis nga ñun éthique ak déontologie bi ëmb ci suñu liggéey ñun moo war a ëmb doxalinu bépp Sénégal éthique nit ki dafay jomba def dara ndax dara xam nga nit dafay jomba def dara ngir dara nit dafay jomba wax dara ngir dara mais fii Sénégal en fait politiciens yi ñoom ñoo tax ba suñu liberté d'expression boobu dañ koy bafoué parce que ñoom ñoo ñu tàmmal wax mu deñ xam nga ñoom ñoo ñu tàmmal bu nit àndee ak yow nga di moo fi gën bu la nit contraire nga xarab ko xaxar ko saaga ko ci kanamu nit ñi te dara du la ci fekk parce que ci nguur gi nga nekk alors que keneen ku nekkul ci nguur gi bu waxee yow li nga wax moom ñu téye ko 2 poids 2 mesures boobee moo tax cette liberté de ton cette liberté de penser cette liberté d'expression à chaque fois dañ koy bafoué et encore une fois Sénégal moo raw yeneen réew yi mais ici ba fii ma waxee ak yow notre liberté d'expression est bafouée. beneen bi nga xam ne moom la ñu bëgg laaj mooy activiste yooyu lan mooy seen jeexital fii Sénégal rawatina jamono ji nga xamante ne bëri nañ fi loolu et pourtant am na si ñoom ñoo xam ne ñu ngi leen di jël ci seen ay wax yi ñu wax di leen tëj kaso est-ce que am nañ fi jeexital bu positif. amoon nañ ko mais léegi les donnes ont changé amoon nañ ko ci jamono yi nga xamante ni y avait le mouvement Y en a marre bi doon soog a jóg parce que ñoom ñooy précurseurs yi un 23 juin un 27 juin un 29 juin boo nga xamante ni liñ doon kaas lu ci bari réglé wu na xam nga mooy ticket présidentiel bi ñu bëggoon le 23 juin amul délestage bu extraordinaire ak coupure yi nga xamante ne dafa doon am le 27 juin am émeute boo xamante ne amoon na fi ba yenn ci ay seen agence yi ñuy yàq leen le 29 juin aussi tamit la même chose donc loolu activistes yu mel ni les yanamaristes doon xeex gis nañu ni am na njeexite te loolu dafa dem ba dafa law ba ci yeneen réew yi nga xamante ni ñoom dañu digaloon fu ci mel ni Gambie amoon na ay activistes yoo xamante ni donte ñoom daaw ñoon waxee seen dëkk dañoo ñëw ba fii Sénégal du fi di fi waxee lu ci mel ni Mauritanie lu ci mel ni Congo bi nga xamante ni Y'en a marre ñoom Aliou Sané ak ñoom demoon nañu fa ba ñu téye woon leen c'est-à-dire amoon na njeexital mais actuellement ni dañu jàkkaarloo ak nguur goo nga xamante ni ils sont pas regardants par rapport ak l'évolution des choses loolu moo tax mu metti bu fekkente ni ànd nga ak ñoom baax na boo àndul ak ñoom ñu jéem a lijjanti say mbir léegi nag waa Y'en a marre ak aara lu ñu bokk wala xaw ma sàmm sa moomeel am na stratégie ñuy tëral yoo xamante ni mën nañu contourner pexey nguur gi ba ñoom li ñu bëgg mu am te loolu ça va être extrêmement difficile. mais est-ce que nekkul aussi tamit li leen xañ loolu moom yëpp tey nekkul kaddu bi nga xamante ne kaddu bu ñaaw la ndax wax li nga xamante ne wala dénoncer li nga xamante ne moom moo dul yoon aajo wax kaddu bu ñaaw ndax suñu fàttalikoo tuuti mën nañ fi lim quelques activistes ku ci mel ne Assane Diouf ay mbirum bëri woon na coow loolu ndax saaga yi mu daan booleel ay kàngaar. waaw xam nga nag man yàlla daf ma dimbali. mën naa wax 2 heures ou 4 heures de temps wax joo xamante ni di dos wax te du ma saaga c'est-à-dire am na yenn yoo xamante ni maanaam éducation de base waaw am na noo yaroo sa kër ak noonu lay yaree rek am na wax yoo xamante ni doo ko wax man encore une fois boo xam ne dafa ma ko jombaleel sama bopp man jombaleel naa sama bopp ñu ne ay li dos wax mu nekk ay sos wala ay li keneen wax mu nekk ay sos c'est-à-dire en fait yow buñ nga xeex li ngay xeex moo xam mu sotti wala mu bañ a sotti te doo ci yëkkati kàddu gu ñaaw lépp lu ngay wax dëgg lay nekk xam nga li bon nga wax boo xam ne dañuy dem ba ci biir ñu ay sos xam nga bu ñu xoolee ñu fa gis dara nit ku ci nekk dafa war a jombaleel boppam loolu
xam nga mais Aminata Paye ñiy wax li muy wax moom fu ko teg gars yi bu ñu gëstoo parce que dof ñu wax suñu njiit yi ñu jiite dof ñu de loo wax nga yaakaar ni bàyyiwoon ci xel bàyyi nañ ci xel gëstu nañ ko ba xam bu ñu xamee ni lii dëgg la fa lay léegi doxee tàbbi génn mais bu dee bu leen wóor ni lii du dëgg ci lañ lay topp donc noonu. voilà bu ñu dellu si waatee ci coow lii nga xamante ne moom mooy coowal journaliste boobu di Adama Gaye ministre de la justice génn na wax ni mu ngi dëggal boppam ci jàpp boobu nga xamante ne moom koy jàpp nañ ko et puis assumer na ay responsabilités ndax dootuñu mayati kenn mu yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci institution. du une première encore une fois. du mooy ministre de la justice bu ko fi njëkk a wax li ma ko wax ren mooy ñaar yoon la génn nit ñi dégg ko ñaar yoon yëpp pour man dafa def erreur parce que mbiru Aliou Sall war ci woon wax parce que dañuy c'est une affaire privée kon moom war cee wax parce que mooy ministre de la justice lii itam li ñuy gis ci moom du moom muy wax c'est-à-dire dafa am ay ministres yoo nga xamante ni ay ministères yoo xamante ni ku fa nekk yow say action lay nit ñi di gën a xaar que say paroles c'est-à-dire mën na def li muy def te coowu jib te na mu ko bëggee noonu lay demee c'est vrai que ni kenn bëggul ku ñàkkee war ma président de la République man de bëgguma ku ñàkkee war ma président Macky Sall et pourtant nag man président Macky Sall malchance bi mu am ci man mooy ci 14 régions yu ne ci Sénégal ma jël 15e région diaspora ci 15 régions yi nga xamante ni am na fu mu fa teg tànkam man teg naa fa sama tànk garab bu mu wéeru man wéeru naa ci garab boobu lépp lu mu diggee ci 45 départements yi toq na sama nopp bi donc man am naa lu ma mën a wax loo xamante ni président Macky Sall du ko weddi peut-être ñi ànd ak moom mën nañ ko weddi mais moom bu tëddee ak néegam bu tëddee ci njaganaayam dina xam ni kii lii mu wax lu am la xam nga donc pour man le ministre de la justice wax yi ñu wax nii ay xuppaate la te ñun du ñu ay ragal quoi Sénégal yi du ragal xam nga Sénégal yi lépp lu mu dem fu leer fu mu koy teg. parce que lu ci ëpp mooy suñu nguur gi ñu ngi leen di joxoon baaraam tuuma comme dañuy def loolu tubaab di tuddee dictature et puis aussi à chaque fois que kenn si ñoom bu génnee def communication rek day am ñoo xamante ne dafay xaw a doyal. waaw mais xam nga léegi ku nekk sa appréciation la rek li ma gëm man mooy xam nga fëgg dënn ni mën a jaru ko ci réew mi da ngay bàyyi rek gars yi ni yow la xam nga bàyyi rek gars yi ni yow la quoi xam nga mën a joo gis après ay problème rek ci lay mujj quoi mais li wér te wóor moo di ñoom dañu leen di jiiñ am na ñoo xamante ni gis nañu loolu mais am na ñoo xamante ni dañuy déglu ils sont attentifs man am na ci ay ministres yoo xamante ni dañ may woo laaj ma suma xalaat sur des choses bien déterminées ma wax leen li ma leen waxee parfois ñu jëfe ko parfois ñu bañ ko jëfe mais am na ci ñoo nga xamante ni ñoom vraiment boo leen déggee ñuy wax tu as envie de pleurer parce que da nga naan est-ce que ñii xam nañ lu bari ci àdduna mais da ngay gis ay ministre de la République yoo xamante ni sax léegi même cartable xam nga cartable chemise boo xamante ne da nga ci def ñeenti feuille da leen di gérer léegi seen garde corps lañ koy jox. billahi ay ministre de la République yoo xamante ni chemise bu ñuy def ñetti wala ñeenti feuille daf leen di diisal léegi ba seen garde corps lañ koy jox di topp di dem loolu pour lan moo ko fi jar on est ministre de la République un jour mais pas pour toujours dafa am fu muy yem. voilà ci geneen wàll aussi Alioune Tine mi nga xamante ne moom mooy njiital Afrikajom ñaawlu na lool jàpp bi ñu jàpp kii di Adama Gaye ndax nee na journaliste la boo xamante ne ko xarañ la ci liggéeyam et puis dafa nekk koo xamante ne liggéeyam yemul sax Sénégal kese. mais Adama jàpp bi man xaw ma fu ñu ko teg non man jàpp bi xaw ma fu ñu ko teg xam nga man bugguma di wax parce que man dafa am sama bopp mais Adama doyen jàppam bi teguñu ko fenn parce que doyen ak président xamante nañu. xam nga mu ngi mel ni man rek Omar Gningue bu demoon ba nekk président de la République xam naa ko xam naa biiram xam naa biddéem xam naa démbam xam naa tayam exemple rek laay joxe am na yoo xamante ne su ma ko waxee ci moom nit ñi ñooy def di nga mais Omar dina xam ni bés mi li nga wax dëgg la donc
Adama même ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale yi soog a dugg ci métier bi sax xam nañu ni c'est un journaliste, c'est un professionnel xam nga c'est un professionnel et c'est quelqu'un boo nga xamante ni waxuma activiste non mais c'est un journaliste boo xamante ni dafa taxawee position d'alerte et de veille lépp lu muy wax c'est pour conscientiser la population sénégalaise mais itam alerter nos dirigeants ci ni ñuy doxale kooku bu fekkente ni dañu jàpp ne dafa bindal lu tegginu mais nañu xool nañu jëflante ak moom rek parce que Sénégal réew la moo xamante ni dara lu ñaaw xaju fi quoi xam nga. beneen bi aussi est-ce que tamit nekkul ni lii gouvernement bi dañu tiit ndax Adama Gaye nekk na koo xamante ne waxuma la ci réew mi rek wante ba ci bitim réew ku ñuy déglu la ku ñuy suivre ay mbindam la. waaw mais xam nga am na ci genre nit ñoo xamante ni man du ma ko tuddee tiit bu dee suñu gouvernement bi loolu moo leen di tiital kon nañ leen dàq ñoom ñëpp nañ leen fi gaaw a dàq de bu dee loolu moo leen di tiital kon nañ leen fi gaaw a jëlee man tuddewuma ko tiit man intimidation laa ko tuddee c'est-à-dire en fait ils veulent dire aux autres du gis ngeen Adama Gaye bu ngeen def loolu da ngeen di mel comme moom mais ma wax leen ni leen Adama Gaye aujourd'hui demain un autre Adama Gaye après-demain un autre Adama Gaye Adama Gaye jusqu'à la fin waaw dafay am parce que sunu njiit yi jiite il faut ñu leen di wax dëgg sunu njiit yi jiite il faut ñu leen di wax dëgg te wax dëgg bi itam dañ ciy lal ay tekki man damay wax dëgg de li ma leen di wax yëpp dëgg la mais dama ciy lal ay tekki. moo ne président de la république waxoon na ne ñu topp yoon kenn koo xamante ne ab journaliste la te pourtant tey jii gis nañu yoon daal di waxuma la topp sax waaye jël làq jant bi ab journaliste. waaye dama ni la ñaata yoon lañ fi wax du ma def nangam doon na nangam après def ko am na yoo xam ne day slogan la am na yoo xam ne day slogan la pour sëlal nit ñi rek mais li ma gëm mooy un journaliste. bu mel comme Adama Gaye place am nekkul fii ñu ko denc place am sax nekkul ci rédaction yi place am mooy li muy def éveiller la conscience des Sénégalais parce que ci moom kilifa yi buñ ko waxee ak buñ ko waxul am na ñoo xamante ni ñu ngi jàngee ci à partir de ces postes ñu ngi ciy jàngee lu bari loo xamante ni xamuñu ko woon dañ leen waxante dëgg nit la koo xamante ne mi ngi ñuy jàngal mi ngi jàngal réew mi mi ngi ñuy xamal mi ngi ñuy informer mi ngi ñuy conscientiser sa place nekkul foofu xam nga c'est que le président Macky Sall moo war a regarder par rapport ak l'évolution des médias fii au Sénégal xam nga mais buñ déggee ñu naan ay redressement fiscal dañ koy def yenn kii am na yenn organes yoo xamante ni ñu ngi commencer tëj am na man dama naan non dans quel pays sommes-nous. xam naa question bi nga xamante ne moom la ñuy mujjee mooy kii nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna gis nañ ne biñ ko jàppee tey ay ñoñom yi mu daan àndal ñoom ñëpp jóg nañ def ay mouvement def ay conférence de presse dénoncer loolu wante teg ay plan mais yéen ñi nga xam ne yéen ay confrères Adama Gaye gisuñu leen benn yoon ngeen jóg wala ngeen def jéego pour wane ni yéen a ngi koy soutenir ban taxawaay ngeen am. lii ma def nii ba nga ma ko waxee rek dafa ni la ñëwul am problème mais boobu moo waxoon ni ma leneen dafa naan la dégg. xam nga bii mooy deuxième fois boo ma woo première fois bi yëfi mag rek laa def ba génn ci parce que loolu nga ma doon wax bugguma ci woon wax te bugguma la woon wax ni lii bugguma cee wax il faut ma def benn gymnastique boo nga xamante ni yëfi mag lay doon ba nga ne grand bi daal amul jot nga bàyyi mu sedd mais lii bi ñu ma ko waxee j'ai pas hésité j'ai saisi la balle au rebond te niñ ko defee ak yow noonu lañu koy defee. parce que ñun ñi nga xamante ni ñooy la génération intermédiaire dinañ waxtaan ci suñu biir jéem a xool naka la ñu war a mën a def ba bu fekkente ni li ñu toppee Adama Gaye avocat bi gisee nañ ak moom démb bu fekkente ni maître Khoureyssi gis nañu ko wax ak moom xam nga ba mu wóor nit ñi lii ñu ko inculpé lii la ñun ñëpp dinañ ko reprendre
li mu def ñun dinañ ko reprendre comme ça ñu xool léegi nag fekk ñun ñëpp mën nañoo jàpp yóbbu ñu jàpp ñun ñëpp yóbbu parce que bu ngeen fàttali ko en 2004 Sud FM tëjoon nañ ko fi mais la Sud FM waxoon Ibrahima Gassama ci jamono yooyu ñun bu ñu doon def journal Walfadjri ak yeneen rajo yi fi jotoon a nekk rajo yu néew yi fi nekkoon mais jingalu Sud FM lañ doon commencé suñu journal dafa mel ni ñun Sud FM lañ nekkoon te loolu Ibrahima Gassama waxoon ñun ñëpp moom lañ doon ubbee journal après fan la mujj c'est-à-dire en fait président Macky Sall il a intérêt digganteem ak journaliste yi mu fexe mu ratax gis nga képp ku ko jéem naan ko journaliste yi nangam wala journaliste yi nangam dañu koy nax parce que président Macky Sall bu yegsee fii tey journaliste yi ñoo tax mu yegsi journaliste yi ñoo ci jiitu après une partie de la population soog cee teew mais ba muy metti am na ñoo nga xamante ni ñu ngi ci peggu président de la république dañ leen waxoon ni leen kaay leen jàppale président lan lañ wax dañu ne président mi fii ak 2024 du am dara man damay dem defee consultance moo ma gënal may jàppale président Macky Sall 2012 président Macky Sall gagné ñoom ñoo njëkk a daw ñoo mel ni ñoom ñoo ci doon liggéey alors que liggéey c'est-à-dire dama ni les journalistes dañ leen war a jox cër man de ku ma joxul cër ba maa koy jël sama bopp noo mën a toll ak daraja joo mën a am boo taxawee sama kanam yow ak Maba la yemale. Encore une fois doyen Adama sa place du fi ñu ko denc sa place c'est du ci rédaction yi aussi parce que walla mooy na mais sa place mooy bàyyi ko muy éveiller la conscience des Sénégalais di alerter itam nos dirigeants par rapport à des choses bien déterminées. ñu lay jaajëfal Das. waaw tout le plaisir est pour moi comme ni ko nasaraan si di waxee waaw mbégte gi yëpp ci man la ne parce que xam nga bëri na ay journalistes yoo xamante ne ñu ngi fi buñ la waxee yow kaay wax c'est parce que am na lu ñu yaakaar ci yow encore une fois réew mi jàmm la bëgg nañu fexe ba jàmm rek ñu ci réew. incha allah ñu di ko jaajëfal muy Mamadou Ndiaye Doss bu di journaliste ñu doon waxtaanee li nga xamante ne moom moo soxal mbirum Adama Gaye di journaliste boobu ñu teg loxo ndax ay propos yoo xamante ne daf ko def lii leen indiloon ci seen émission enquête sur ñu leen di dig daje ci beneen yoon ak beneen mbir bu soxal actualité.